waaw man maa ngi tudd Mansour Niang di directeur école Ngoundiane Samel depuis 2013. ni ñëw ngeen heure bi ngeen war a ñëwee c'est le moment vraiment opportun. damay saluer vraiment initiative bu baax a baax. ndax dama ne dëkku kaw yi. dañ leen war a dimbale. ndax xamuñu ñun nag puisque am nañu loo xam ni xam nañ ko as tuut suñu njàng. dañ leen ko di leen ko war a baaxee bés bu nekk. ñun nag ay jàngalekat lañu. on a un rôle d'alerte et de veille ndax xale yi suñuy doom lañu suñuy gisee lakasudul noonu loo xam ni vraiment day gàllankoor seen jàng vraiment ñun suñu rôle mooy vraiment ñu taxawu leen. si weer bi la ñu génn dafa amoon jamono joo xam ne dañuy remarqué woon que y avait beaucoup d'absents à l'école de Ngoundiane Samel. ba ñu laajee xale yi ñu xamal ñu ñoom seen problème essentiel mooy dañuy génnee deret suñu dee saw. aussitôt l'infirmier chef de poste moom tamit bu am promptitude bu doy waar informer le médecin chef de Khombol vraiment daal ils ont répliqué à l'école indaale ay tests en urine et en sel ce qui a été fait. ñoom xamoon nañ njortu woon nañu sax ne maladie bi fi amoon ne mooy bilharziose ndax ba mu leen ko waxee la xam nañu bilharziose la mais pour être plus sûr dañu ne ils vont faire des tests ba ñuy defee tests yi au bout de 2 jours les tests sont revenus sont s'avérés positifs. c'est li ñu jógee ne vraiment ils vont doter nos chers élèves de médicaments yoo xam yu leen dimbale au moins ñu arrêter saw deret. loolu ba bu amee vraiment l'information a été remontée au plus haut sommet on a reçu même la délégation du ministre. mais la population dafa amoon incompréhension au niveau de la population parce que situation bi mu tolloo la woon mooy situation Covid ñu waxu ñaq yi bu amoon benn pëlëxoo boo xam ni incompréhensible mais finalement ils ont compris que ñun fu ñu bëggoon jëm moom mooy lii. vraiment ba ñu dimbalee xale yi ba ñu jël comprimé yi remarqué nañu xale yi vraiment seen situation de santé s'est beaucoup améliorée te loolu la ñu bëggoon te vraiment finalement am nañ ko. te vraiment action bi vraiment day gën a renforcer l'éveil de nos chers parents. chaque fois le message que je lance aux parents nee naa leen ñun xale yi ñoo leen gën a bëgg xale yi gënuñu leen bëgg xale yi. xëy na yéen jur la ngeen si am mais ñun xale yi yaakaar naa amour bu ñuy porté xale yi gëm naa ni yéen sa porté wu leen ko ndax ñun veille bi ñuy def bi ñuy veillé si xale bi yéen veillé wu leen ko moo war a woon lii yëpp ndax xale yi ñu ngi doon saw deret te ñoom xamuñu ko woon mais arrivé à l'école c'est la ñu xam ne xale yi vraiment cette maladie existait. parce que la majorité des élèves xam nga góor ñi moom dañuy gaaw a ràññee feebar bi ndax ñoom dañuy dee saw dañuy gis lu ñuy saw mais jigéen ñi parfois duñ ko gis mais bilharziose ça affecte bel et bien les filles et les garçons. mais finalement on a traité presque tous les garçons de l'école. effectif de l'école c'est 380 élèves. Moti Latin lañ may wax. yéen jàmm rek ngeen fi bëgg. xam nga tour deret moom deret foo ko gis rek gaañu moo nekk foofu. te yéen ni ngeen ko xamee. ak njaboot bu ndaw bi ni mu ko xamee même ak waajur yi bokkul parce que daase la ndax. sangu ci biir ndox moom xel yi moom bu ñu yeewee jur yi moom dem sami moom seen waajur yi di leen dina bàyyi leen sangum ndox boobu parce que ndox bi baaxul tax na bese li mat fukki at dañu yor ab sam ngir rek di aar xel yi waaye fi mu ne moom kenn mënut a tere xel yi moom sangu foofu te sangu boobu moom baaxul moom parce que ndox mi moom xam nga ndoxu asamaan bi saa wàccee rek wàcc xeer bu xonq boobu moom ndox mi day xonq dañuy wax besoon waaye xam nga koo gisul mënaloo ko dara waaye bu ñuy dem dañu leen di xelal ne bàyyi leen ndox moom parce que ndox bi baaxul te nag yenn saa yi nag ñu am wax sax taamaale bi nga xam ne fi mu ne moom borom day dugg foofu faf deex waa dëkk bi yëpp daal di jóg dem wulu ji te yow xam nga yow moom taxul réew jëm kanam lii ngeen def dañ ci kontaan bu baax a baax parce que caaxaan taxu leen a jóg garab yooyu nga xam ne moom da ngeen ko fi indi woon doom yooyu kenn mënu koo jënd mais da ngeen naa ñëw fii maye ko moom sang dara kon foofu moom wax dëgg yàlla moom dañu kontaan foofu parce que am na yoo xam ne moom seeni borom bu ñu déggee moom seen doom bi dañu saw deret dañu dem ñu jënd bindal leen ordonnance mais ordonnance bi dafa seer mais docteur Camara fii la ñëw benn ngoon ñoom ñëpp dimbal ci waa dëkk bi dimbal ci parents yi. su ñu waxee bilharziose mais feebar boo xam ne daanaka presque soo solee ci ndox lañ koy faral di jëlee ndox moom nag day fekk muy ndox muy taaju la plupart du temps ci marigot yi ci fleuve yi ci dex yi genre yooyu ci surtout ndox muy taaju. et fii ci Samel li ñuy remarqué mooy que ne dafa am carrières yi nekk fii carrières yi daanaka sax fi mu toll nii lii feebar bi tax na ba tàmbali nañu ko avec l'appui du maire et ak ci benn société bu fi nekk. ñi ngi commencé sëq foofu nga xam ne ay kamb la woon. que kamb yooyu yu ñu doon gas di génnee xeer yi day jékki-jékki kamb yooyu suñu paree foofu dem feneen kamb boobu ñu bàyyi
su nawet jotee ndox mi su tawee ba bëri day ñëw taaju foofu mu nekk ndox day nekk comme genre déeg. su nekkee noonu xale yi suñuy dem di sàmmi ji dañuy profité yenn saa yi di ñëw di sangu xam nga daf xale moom su tàngee dañuy profité ñoom ñëpp di ñëw di sangu fowukaay lañ koy def malheureusement foofu ñuy def fowukaay dafa am ay façon doomu jàngoro yoo fa nekk li ñuy wax ay bilharzie ci olof xam ne mais ay bilharzie parce que ay doomu wala ñaan yu sew la xam ne fam fu ñuy làqatu ci benn escargot yooyu benn mollusque foofu ñuy làqatu moom ci nawet rek lay génn la plupart su ndox mi génnee léegi nag soo duggee ci biir ndox mi fekkente ne ndox mi dafa infesté képp koo xam ne maanaam sangu na ci te fekkonte mu am loolu ñenn ñi dañuy am bilharziose suñuy fo dañ ciy saw fekkente ne da nga ko amoon yow ngay jël tur deret saw ci bàyyi nga fa doomu jàngoro bi su fekkee tamit da nga dem cabinet nga ñëw ci ginnaaw nga teg ko ci wetu ndox mi yóbbaale ko bàyyi nga fa doomu jàngoro ji keneen koo xam ne dara dalu koon su ñëwee sangu dugg ci biir mbir mi da koy noonu la koy duggee ci tànkam wala ci po bi ci yaram bi lay jaar bëtt ko dugg jox ko feebar bi léegi nag loolu mooy indi soit li ñuy wax bilharziose urinaire ngay saw deret wala bilharziose effectivement intestinal mooy li nga xam ne moom mooy génnee ginnaaw di génnaale deret te loolu ci ndox yi nga koy faral di gis yooyu dëkk boo xam ne am na ndox muy taaju rek d'habitude yu si bëri da koy faral di am soo seetloo dans le Waalo am na fa yeneen gox yi mais ñun fi ñu concerné mooy fii donc loolu biñ ko yëgee directeur moom njëkk alerté dama dafa constaté ay absence ci école am fekk amoon naa par benn mais bi ma alerté na ma dafa constaté ay absence yu bëri ci école am bi mu laajtee ñu ne ko ñoom daal dañuy tur deret te ñoom xamoon nañ ne lii amoon na fi mais dafa jékki-jékki xawoon na raar mais weeru mars bi ñu gis ne xale yu bëri am na ko mu woo ma bi ma woowee man tamit ma appelé sama médecin docteur Ndour moom rapidement mu woo région médicale ne kon léegi nañu def descente moom mu ñëw bi mu ñëwee ànd ak laboratoire bi ñu def ay analyse au niveau de l'école après ñu yóbbu ko Institut Pasteur bi résultats yi ñëwee wane ne effectivement c'est positif. xale yëpp presque majeure partie yi ñu ci bëri quelques jigéen rek ñoo ci amoon xam nga jigéen ñoom li ñu fay dem bëriwul mais ñu ci bëri góor ñi la woon surtout xale yu ndaw yi nga xam ne à partir de 9 ans 10 ans yu mel noonu yooyu classe yooyu ñoo ci ëppoon. léegi nag ci le niveau national tamit daal di ñëwee bi ñu ñëwee def fi descente avec la région médicale tous bi ñu ñëwee ñu doon ñëw pour xool ci école bi après pour dem ci site ba xool def prélèvement ci ndox mi pour xool réellement parce que tamit lépp lu am tamit dañ koy vérifier ci lañ ñëw daal def loolu. ci lañ ñu envoyé des médicaments bi ñu envoyé médicaments tamit ci la ñuy jël dem école ba xool xale yi nga xamoon ne ñoom ñëpp amoon nañu ñu defal leen jox leen médicaments yi ñu jël ko alhamdulilah ñu ko jëlee une semaine après on est parti les voir on a demandé mais ñi doon tur deret yëpp nee nañu léegi macha allah gistuñu benn deret loolu yëpp dañ na. dañuy sant yàlla bi nga xam ne association bi ñëw na tey sopp na bi jàppale ñu ci wàllu yeete bi parce que ñun kese di wax parfois suñu blouse blanche bi ñuy sol ñoom dañuy xaw a ragale benn côté ci suñuy wax dinañu déglu dëgg la certes c'est vrai mais mbas mi fi amoon tax na bu lu bëri xawoon na jaxasoo sooy waxtu ñoom dañ koy xalaate foofu te fekk loolu amul moo tax lii dañ koy rafetlu parce que ngeen ñëw ñoo xam ne maanaam bokkuñu ci santé ñëw jàppale waa santé waxtaan ci li nga xam ne mbir moo xam ne daf fee nekk day tax ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekk mooy askan bi xam ne kat santé du wàllu docteur kese mais wàllu askan bi la ñëpp ko moom ñëpp ko yor te ku ci nekk war nga def sa kéemtalaay kattan pour que lii nga xam ne mi ngi fi ñu mën ko fee jëlee du man rek du élage rek du waa rajo rek mais ñun ñëpp population tamit muy Sanel muy Pays ak bu Ngoundiane suñu deful tamit seen loxo tamit maanaam du ci jógee su fekkee ñun bëgg nañu tamit mu jóge fi te ñoom tamit góorgóorluwuñu mu jóge fi du dem maire def na en tout cas wàllam parce que fexe na ba benn société foofu mooy kamb yooyu daanaka yëpp ñu ngi koy sëq xanaa peut-être moom yeneen ñu bees mais yi nga xam ne ñi nga xam ne fa la ndox mi nengoon yëpp ñu ngi koy sëq donc loolu am nañ ci yaakaar benn jéego la su fekkente ne tamit waajur yi téye nañu xale yi waxtu nawet su jotee ñu téye leen ñu bañ a dem sangu ji loolu tamit beneen jéego la su fekkee ne xale tamit élèves yi ñoom tamit lii ñu def tey ñu yee leen ñu xamal leen ne kat feebar bi lii la li koy moytu mooy nga bañ a dem sangu ci ndox yooyu bañ ko ñoom tamit ñu dégg ndigal bañ a dem sangu ci waxtu loolu tamit beneen jéego la c'est des médicaments très chers boo xam ne mënuñ ko jënd mais jënd ko dafay jafe moo tax état bi jël ko jox ñu ko soo seetloo même boîte yi nga gis nii ñu ngi fi ñoo nekk ne te on envisage de faire peut-être une campagne quelque part au niveau du district de Khombole pour jéem a éradiquer maanaam bilharziose dans la zone de Ngoundiane et dans la zone de Khombole
évaluation bi ñu ngi ko def démb fële ci Xombol ci jiitalu docteur Sitor Ndour. solo si bis bi mooy caravane bi ñoon def ci sibbiru bi ci Covid 19 ma aussi ci MTN yi mooy maladie tropicale négligée ñu jógeen ci tànn bilharziose fële ci commune de Ngoundiane. donc def nañ caravane bu am solo dem nañ ci école yi def liggéey ak élèves yi concours de dessin juróomi élèves génn ci ñu primé leen waaye nag ñaar fukk élèves yi doon concours neexal nañ leen. bi ñu fa jóge aussi dem nañ def caravane ba Mbourwaay dem Ngoundiane Pays jóge fa ci ngoon gi ñu tase ak waa Samel ñu waxtaan ci lan mooy MTN lan mooy bilharziose waxtaan ci sibbiru bi. donc waxtaan bi daal am na solo évaluation bi daal li mu wane mooy touché nañ à peu près ci bu dee ci xale yi 200 élèves ñaar téeméer élèves ak ndangam touché nañ leen école bi Samel touché nañu 50 à 75 personnes ci waxtaan wi dialogue communautaire bi parce que dialogue communautaire mooy dañ doon weccoo xalaat di waxtaan naka la ñuy fexe ba aar suñu bopp suñu doom yi aar suñu bopp ci sibbiru bi mais aar suñu bopp aussi ci Covid bi mais aussi aar suñu bopp ci bilharziose muy MTN. donc ñu waxtaan problème mu déeg yi problème ndox mi sangu yi xale yi sangu ci ndox mi pare di ca tuur ndox wala di ca cabinet ak li mu leen mën a jural ci jafeñ-jafeñ. en tout cas li ñu mën a woon daal pour tënk la résumé mooy activité bu am solo la joxe nañ fa lu mat 100 moustiquaires joxe nañ fa lu mat parce que 200 masques wala 250 masques joxe nañ ko fa. wër nañ ay caravane informé nit ñi waxtaan ak ñoom. je crois que loolu daal docteur Sitor Ndour nee na rafetlu na ko. di jaajëfal aussi les rajo communautaires Gindiko FM ak Ngoundiane FM aussi ñëpp daal ñoo taxawoon ci caravane bi ba tey vraiment ñu ngi leen di jaajëfal ñoom les rajo communautaires Gindiko FM ak Ngoundiane FM ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy accompagner association islamique soppeema mais aussi accompagner district sanitaire bu Xombal. di wax ni ñu incha allahu nawet bi nag ñëw na ñu gën a fonk sànq yi gën a fonk cet gi gën a fonk ku si yaram tàng na nga dem hôpital. je crois que loolu bu ñu ko toppatoo bu ñu ko defee rek te bu leen fàttali ne Xombal mi ngi ci zone de pré-élimination maanaam dañ fa war a jëlee sibbiru fii 2030 dafa war a jeex tàkk.